démb jàppati nañ beneen góor jigéen fële ca dëkk bu sell ba di Tiwaawoon. bàyyi ko waxal Tiwaan nga fi fréquenté boo ci feree ma dóor la bàyyi bul dóor rek bàyyi ko fan nga dëkk Thial nga dëkk xam naa ay mbokkam léegi liggéey moo leen Tiwaan après nga dugg ci affaire góor jigéen benn na leen mos a tëddee wala yow yaa tëddee waat da ngay tëddee waat wala yow yaa tëddee wala yow lañ tëddee jour boobu yow yaa tëddee yow baax na waxal nee na jour boobu moom moo tëddee bismillahi rahmaani rahim jàpp nañ góor jigéen Tiwaan du am góor jigéen non à l'homosexualité kii mooy mbaam yow booy def sa yëfi mbaam xanaa ba nekk ci dëkk bu sell boobu mën koo génn man daal lu tax genre mbir yi du ma ko fekkee bu mën a barkeelu ci kuu yi lu ma metti la lii metti na ma trop waaye. dossier wu Pape Cheikh Diallo bi heure bu ñu xëyee mbir yi di ñu gën a bett ndax chaque jour ñu jàpp ci ku bees li si gën a yéeme nag bokk na si mbir yi nga xamante si nii mi ngi ko daan def dem feeñ ci dossier bi. maanaam waa ji dafa bëri ay far bëri jëkkër day mbaraan bu yemul ci kenn plusieurs partenaires lay sëkkal kon kooku la mu nekkee moo ko tay wala tayu ko moo ko tay. kàddu gi ñaawlu na ruslu na man jamono jii nii man xalaatatuma ñi nga xamante si ni ñoom la ñuy tudd ci mbir mi te police teg leen yoxo de mais seen mbokk yi seen doom yi ak seen jabar yi wala boog seen ex jabar yi ñoo ma def kaa buñ génnee ci mbedd bi yeneen nit yi naka lañ leen di xoolee xam ngeen ni lor ngeen seen askan bi yëpp. quand même nañ ko waxte dee wante franchement mbir mi choc la def ñëpp surtout ñu bees ñu ciy tudd mais surtout Pape Cheikh Diallo. dëgg neexul de wante franchement ci ñi ñu ko foogeewul rek la mbir yi di fëlee te liste bi bu leen fàtte 650 personnes la ku nekk mën naa génn. bu xel rek nekkee xelam. amul ku ne ci ginnaawam naan la waxal waaw. bu xel rek nekkee xelam Pape Cheikh Diallo mosoo woon a xalaat ni doomu jàngoro bi mi ngi ci moom mosoo woon a xalaat ni moom lii la ñuy def te nag d'après les informations mbir ma 7 heures lay amee 7 heures ci suba. ku ne nee na état bi fi nekk jamono jii muy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye. donc li ñu waxoon Sénégalais yëpp bokk na ci criminaliser homosexualité dara defuñu ko ci. rax ci dolli mu yokkal leen ni jamono jii lii di xew Sénégal. ñoo responsable ci li am fii ci gàngooru góor jigéen yi génn kenn du leen ci génne. lam ca teg moom ku ko dégg dar gémmiñ wante di ngeen ko xam ci biir vidéo bi. man depuis une semaine nii bi coow li étalé woo ba léegi nii même question bi Arouna Niang di posé wu laay posé sama xel mi te mooy. ana góor ak rocc ci tuñ ana góor ak épilé ana góor ak takki jaaro ana góor ak pédicure manucure ana góor ak sol tuwa ji nga xamante ni boo koy simi ñaari nit ay jàpp di buddi pour tuwa ji mën a dañ ana góor ak toccandiku ay bu metti ñu waxante dëgg y a des choses yu nga xamante ni on laisse passer yooyu ñi ngi leen di efféminer nànk ana góor ki togg yi mbaxal ana góor ki demi sorti en groupe ana góor ki takki fer ana góor ki ànd ak ay jigéen di tàcc ko teesu ana góor ki jaay ak diw ak jaay ak slip ana góor ak ànd ak di ñu baal ma ci yenn communicateurs yi wala ci yenn ci tailleur yi fréquentation bu bari boobu noonu ak jigéen ñi da lay transformer te doo ko yëg suñu société bi dafa des a góore. ay waaye état wu Sénégal voté leen ñu loi boo xam ne ku jàpp góor jigéen wala booy bu nekk ci dëkk bi naan da ngay lappax ak a takk bin lu la neex nga koy def te yoon du la ci fekk kon ma dagg ay walla jamono jii réew mi dafa jaxasoo lëbëjoo sëñ Xaadim Njaay loo wax ci réew mi. waaye réew mi jamono jii réew mi umpale woon lépp sax bañ a xam dara ci réew mi moo doon tane billaahi moo doon tane doo ci xam dara toog di jàngale mbaa nga toog di julli mbaa nga toog di jàmm yàlla rek waaye yi xew nga di ko dégg muy am te xew ci sa biir réew. man de waa Tim Kasa ñoo ma jaaxal ak jeunes yi nga xamante ni mën la ñuy suivre ci àdduna bi fépp pour xam li xew wante kon balaa bu yàgg parce que sonn naa de tey nag duma leen teelu yàgg ndax ci koor la ñu nekk te fi mu toll nii damay sakkanal li ma dese ci air balaa moo jeex ay sañu souligner suñu sujet ziar suma gars yi da leen jàmm ci suñu chaîne YouTube Archi Kasa TV mbokkum bu fekkee abonné woo goon looy xaar abonne-toi parce que chaîne bi ci divertissement la ñuy wax ci actualité ak bépp sujet boo xamante ni dina intéressé réew mi balaa ñuy commencer aimer vidéo bi gis nga c'est très simple abonne-toi parce que man ak waa Tim Kasa
benn sujet du la raw. ci di leen indil ay information ci laa dëkk ba indil leen tawfeex gi nga xamante ni foog naa ne dina arranger képp kuy célibataire. muy www.farata.net. farata.net site de rencontre la boo xamante ni mën nga fa waxtaan ak nit ba tëgg ak moom projet. mën nga fa waxtaan ak nit ba def ak moom lu nekk ci àdduna wante surtout takkante ay soxna. ci diir bu gàtt bi nga xamante ni créé nañ li nga xamante ni mooy farata.net yàggul wante takk nañ fi sëy bu nekk. donc képp koo xamante ni sérieux ak fulla moo la tax a jug demal ci www.farata.net. xeet boo bëgg am na fa. taille fine 3G 4G yaay choisir. wante lépp ci fulla ndax foofu lépp sérieux. waa Tim Kessa tey nag balaa may commencer di souligner suñu sujet xam ngeen ni dañ nekk ci weer bu sell muy mois wu Ramadan ma leen di baalu àq di leen baal àq man sax maa leen amal àq parce que dafa nekk mbir moo xamante ni yombul. vidéo yi dañ koy def parfois muy nekk plus de 20 à 30 minutes yenn saa yi sax mu ëpp ko ay nit di bàyyi seen ay yite am ay yite yoo xamante ni mënoon nañ ko def nekk di seetaan borom bakkan bu rëy bii nii loolu xam nga ni nekkul lu yomb ndax temps dafa cher donc nit bu lay jox temps am suñu statistiques yi yéen a ngi gis. nit ki dañuy bàyyi seen yite yëpp ngeen gis vidéo yi ñu leen di tëmbal chaque jour yéen a ngi gis donc loolu noonu franchement je tenais à vous remercier déjà wante surtout aussi di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru koor gi nga xamante ni nekk nañ ci képp ku ma mos a commentaire bu négatif jégal naa la ci xol bu sedd guy yàlla bu la yàlla topp dara ndax man topp ma la dara képp koo xamante ni da ngay dëkk chaque jour di def ay commentaires yu positif yokk ko parce que àdduna bi foofu la toll li ñuy liggéey nii saa je vous dis franchement nekkul lu simple tourner vidéo li ma tiim nii yëpp matos la yoo xamante ni amul lenn lu ci yomb temps dafa am solo te yéen da ngeen koy bàyyi di ko def ci ñun mais ñun tamit dañuy jël temps bu bëri di ko def si yéen par exemple da ngeen di seetaan benn vidéo 1 minute wala benn vidéo 30 minutes fekk ni vidéo boobu ñun daj nañ ci 4 heures de temps duñ nalaw yu doy ak yeneen yoo xamante ni sax daanaka yenn saa yi duñ ko mën wax mais da ngeen ñu koy jaral parce que suñ borom def na yàgguñu ci réseau yi mais am nañ communauté bu vaste boo xamante ni dañuy réagir par rapport ak ñun li ñuy def xool leen suñu vidéo yi commentaires yi 200 300 800 loolu yombul ay nit di ko am donc je tenais vraiment à remercier ma team parce que vous êtes la best yéen a may yokk doole yéen a may yokk force te weeru kooru ren bi dafa alaa daw mi ndax ñun ak suñ mbokk catholique yi ñoo bokkandoo même jour bu ñuy démarrer ci koor d'ailleurs sax suñ président de la république wax na ci loolu noonu. mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di beral nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada gi ci réew mi ren gi yàlla daf ñoo xéewale koor gi ak karam gi daje jullit yi ak suñu mbokk chrétien yi bokk di woorandoo ci même bés yi loolu doon xéewal goo xam ne ci réewum gëm dañ ko war a sant yàlla bu baax waaye mu ñuy fàttali ne gannaaw yoon wi wóote ci ñu ñuy jaamoo yàlla gi kenn la ñuy jaamu ñun ñëpp loolu war ñoo fàttali ak fi ñu mënti bokk jàppalante gi war suñu biir jubboo gu war suñu biir booloo gu war suñu biir ndax doolay réew du ci alal ga wala ci dayoo kuréelam yi waaye ci jàmm ji fa nekk ak ci nu ñuy dimbalante ci diggante ñoo xam ne yàlla xew na leen dara ak ñi gën a néew doole kon sant yàlla gannaaw bu ñu yàlla mayee lu mel noonu ci biir réew mi ñuy woon ak ñëpp ñoo xam ne am na ñu tànn ñu jàppale leen ñu ànd ci élan de solidarité boobu ñu xamee Sénégalais yi ñaan yàlla mu may ñun ñëpp mbokk chrétien yi ak mbokk jullit yi liñ koy jaamu ci weer wi mu nangul ñu ko waaye luñ koy jaamu ci di ko jaarale ci yeneen jaam yi tamit mu nangul ñu ko nangul ñu suñu koor def Sénégal xéewal yu bëri ak naataange asalaamaaleykum wa rahmatullah. c'est important c'est vraiment important de passer ce genre de message et surtout sax mu commencé ci ki nga xamante ni moom mooy njiital Sénégal peut-être on est dans un pays démocratie peut-être aussi on est dans un pays laïque am na ñu naan sax pays la boo xamante ni peut-être 95% yëpp ay musulmans lañ wante n'empêche que ñun ci suñu biir dañu am ay catholiques dañu am yeneen xeet yoo xamante ni ñi ngi suñu te ñun ñëpp jàmm lañ séq jàmm ji nekk ci Sénégal gii nii balaa ngay xam importance bi dëgg-dëgg nga dem ci yeneen réew yàlla na suñu borom def jàmm jooju sax te koor gi nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal tey nekk suñ premier jour am na tamit ñoo xamante ni peut-être dem moo nekkoon seen premier jour yàlla na ko suñu borom nangu te lépp luñ ciy ñaan suñu borom defal ñu ko. wante nag dañu teree souligner sujet yi nekk ci réew mi sujet bi liñ koy ubbee tey mooy cri de cœur bu am solo bi nga xamante ni suñ député bii di Guy Marius Sagna def na ko démb ci kanamu ministre de l'intérieur bi nga xamante ni moo nekk Bamba Cissé di waxaat ci mbirum étudiants yi ak force de défense et de sécurité li nga xamante ni ñi ngi ko doon def jamono yéene passé ci université Cheikh Anta Diop ba suñu borom def am ay nit yu ci loru parce que franchement vidéo yi gis nañ ko ñaawlu nañ ko te la fa xewoon yépp mënoon nañ ko éviter parce que maintien de l'ordre foog naa ni warul mën a àgg ci yenn step yi
loolu la Guy Marius Sagna doon expliquer assemblée nationale te boo ko déggee muy wax xool dëgg la doon waxee. waaye ay policier bu defee yëfu Samba Boy dina ko dégg fii ñi ñu gis UCAD ñenn ñi ce sont des nervis ñenn ñi ce sont pas des policiers ce sont des bandits taxawaayu bandit la ñu am kuy këdd moto kon boo gisee étudiant xanaa da nga koy lekk. Nous dénonçons cela il faut que ñu xam ko on va défendre les intérêts des policiers tous les jours bu fekkee ils sont piétinés waaye on ne peut pas accepter que dans nos polices il y ait des bandits des nervis des voyous qui font tout sauf du maintien de l'ordre. C'était de la cruauté, c'était de la haine. Ce déluge de violence était inacceptable et l'Assemblée nationale, la représentation nationale ne peut pas l'accepter. Plus jamais ça. xam nañ ne da nga leen koy wax waaye dañoo bëgg boo demee sa liggéey gën a yomb ñu dégg ñu fii ñuy wax nga nekk à l'aise ne leen ah man de bëgguma am jafe-jafe ak waa Assemblée nationale. Nous ne sommes pas contents. Monsieur le ministre, il faut que nous tirions les leçons. Nous avons perdu l'étudiant Abdoulaye Ba yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko aljana sara xam yàgg ci loxo ay mbokkam. Il faut qu'on tire les leçons. dama foog ne on a peut-être un peu négligé ou oublié institution police bi ñu yore coloniale néocoloniale structurellement violente dans l'impunité. Elimane Touré dugg vivant commissariat port il est sorti mort. Seck Ndiaye mais commerçant ñu fekk ko këram door ko ba mu dee lëmas ko ci matelas et cetera. La liste elle est longue. Abdoulaye Timéra autopolice mbëkk ko les vidéos sont là avec plaque d'immatriculation rien mu dee. La liste elle est longue waxuma nag les 80 martyrs ak yooyu. On a installé un climat d'impunité au niveau des FDS ce qui fait que ñenn ñi pas ñëpp ñenn ñi ils pensent que ils ont un permis d'insulter de bastonner de frapper d'assassiner. suñuy mbokk sénégalais yàkkamti wuñu sax dem madame commissariat bonjour loo fii def salaamaaleykum loo fii def. Monsieur le ministre il faut décoloniser les FDS. La vérité il faut oser dire les termes te lii la ñuy xaar ci député assemblée nationale parce que il faut que sénégalais yi am benn connaissance par rapport ak assemblée nationale ak njariñu député xam la mooy njariñu député mooy maanaam muy dugg ci roq-roqaan yi dëkk bu nekk kañ fa fal en tant que député muy xool la nga xamante si ni moo manqué ci dëkk ba wala mu nekk ay jàmbat moom mu koy jël di ko taataan ci waa dëkk ba di ko yóbbu assemblée nationale loolu moo tax ñu tuddee ko pencub ndaw réew mi te franchement lii la ñuy xaar te lii moom mën naa wax ni bettul kenn ci Guy Marius Sagna parce que depuis ñu xam ko ba léegi même position bi mu nekkoon ba fa la nekk jamono jii nii mi ngi ci même état bi la nekk te pourtant moom mooy critiquer même état bi donc lii la ñuy xaar te suñ mbokk force de l'ordre yi du ñëpp comme ni mu ko waxee ci vidéo bi mais franchement yenn saa yi ñu dund loolu ay affaires yoo xamante ni doo sax comprendre man am naa sama benn xarit quarantaine la réeral après mu dem ci police bi nga xamante ni moom moo ko gën a jege pour demander pour ñu jox ko certificat de perte bi mu demee ni certificat de perte ki mu njëkk a jàkkaarloo xam lan la ko wax da nga foog ne da ngay nalaw ba sa tàttang nga ñëw fi naan certificat de perte jógeel fii waaye te force de l'ordre la nii la ko waxee nii parce que dafa tardé quoi mais mënoon na ko waxee autrement ni ko ah tey de bi ngay ñëw dafa fekk mu naaj comprendre que parce que bi muy dem beneen agent moom moo ko woo ni ko tey da ngaa naaje comme li may wax foo dem am na ñuy gàmm am na ñuy raas déem am na ñu baax ko am na ñoo xamante ni yenn saa yi tamit dañuy doy waar keneen moo ni ko da ngaa naaje loolu moo tax mënuñu laa defal certificat de perte du coup suba da ngay ñëw heure tel boo ñëwee ñu defaral le certificat de perte mais xool leen ki nga xamante ni moom la njëkk a dajal donc am na ñoo xamante ni parfois seen éducation bi nga xamante ni moom lañ am dañ koy indaale par rapport ak seen liggéeyukaay yi te loolu mën na ñàkk da nga koy gis ci hôpitaux yeeg fu nekk nga koy gis man na sama benn commune bu ma doon expliquer que ni bi muy accouché infirmière bi nga xamante ni moom moo ko tiimoon infirmière la ko mën sage-femme xam na lañ koy waxee ki nga xamante ni moom moo ko doon assister quoi pour que mu mën a accoucher xam lan la ko doon wax puusal bi nga koy def dafa neexoon imaginez ça naka la nit di waxee loolu nit bu nekk ci état boobu nga xamante ni mën na dee ñaanuñu ko kenn comme doomam aussi mën na ci des nga naan ko puusal ba nga koy def dafa neexoon moo tax Sénégal li ñu war a lijjanti dafa bëri
loolu sax ñu dellu si quelques années si ginnaaw par rapport ak sorties yi nga xamante ni Pape Cheikh Diallo mi ngi ko daan def parce que Pape Cheikh Diallo lu gën a yokk tax sax mbiram mi ni bett ay nit yu bëri ba dañ ko doon gis mu dem ci plateau yi franchement il parlait de développement personnel il parlait de sa maladie il parlait de santé mentale donc nit yu bëri dañ doon wax que ni franchement kii référence la nangam ak sangam parce que nit boo demee bokk si animateurs yi nga xamante ni ñoom la ñuy gën a bàyyi xel wala gën a suivre fii nii ci Sénégal nekkatoo ku ndaw surtout mu nekk koo xamante ni pendant des années mi ngi ci woon. wante Boury bu Xalaat TV may ko dara de. parce que nit moo toog nii dañ maa sànni korte dañ maa liggéey mooy li may wax démb rek sénégalais yi dañoo sonn sénégalais yi sonn nañ ñenn ñi seen wujj yaay yi sonn nañ loola dal nga ne sénégalais ya ma ko teg loola dal nga ne sama wujj yaay ma liggéey alors que nit ki bi muy wax loolu moom il était conscient qu'il était séropositif la mu toog décrire ko ci télé bi ne dañ maa sànni korte dañ maa liggéey moom bi muy wax loolu xamoon na ni il est séropositif il est conscient que jàngoro ji moo ko dal mais teewul mi ngi koy tay non seulement di continuer on parle pas d'un rapport sexuel non protégé mais des rapports sexuels non protégés maanaam waa ji dafa bëri ay far bëri jëkkër day mbaraan bu yemul ci kenn plusieurs partenaires lay sëkkal kon kooku la mu nekkee moo ko tay wala tayu ko moo ko tay dafa am tayeef gu nekk ci biir goo xam ni ñii ils étaient conscients de l'acte bi ñu doon posé foofu nag la tolérance zéro war a amee parce que le but c'est quoi da ngay gis ni alal moo nekk ci biir da nga fiy gis koo xamante ni nii ñu ne la li ko joteleeg jabaram bu góor bi kal lal moo leen jote parce que da koy fiire lu leen njëkk a jotele ñu ne woy parce que daf ko diggoon ni dama lay fayal appartement jël la en charge defu ko nga gis ni daf ci am chez ces personnes là ay nit ñoo xam ni bëgg lu yomb la ñu def nekku góor war a dem saay maçon yi war a dem jàngi tailleur wala dem nekk mécanicien y a tous les métiers yu góor yàlla war a def ci dëkk bi wala nga dem jaay def commerce mais nga lànk ne yow doo dem liggéey bëgg ko teg fan ci sa moroomu góor yor la di la sàkk wala nga koy sàkk jëlal la appartement di la ravitailler bëgg lu yomb daf ci am tayeef la c'est-à-dire que dafa am ñoom dañu bëgg lu yomb. mbir mi c'est choquant c'est dérangeant c'est inhumain en fait parce que sérieusement yow mi nga xamante ni sa yoon nekku ci sax mbir mi buñ la koy expliquer nga nekk di imaginer naan maam góor ak góor naka lañ mën a nekkee ci benn pièce après ñu mën a def yaramu neen quoi en fait loolu noonu day tourmenter sama xel mi man heure à chaque fois su ma koy wax dama naan mais en fait loolu naka la mën nekkee góor ak góor quoi surtout sénégalais sax surtout sénégalais ak sénégalais ni mu amee fulla ni mu amee fayda ci boppam góor ak góor nekk ci même pièce mën a def yaramu neen mën a def yenn yi laaj naa benn oustaz li ñuy wax nii yàqul dara ci kooru kenn laaj naa benn oustaz yàqul dara ci kooru kenn waaw donc mën nañu waxtaan mais franchement maam lii nii foo ko natt ci mbon rek daf ko weesu di dem te géey mbirum dossier wu Pape Cheikh Diallo bi ak góor jigéen ñi ñu fiy jàpp presque plus de 26 déjà jàpp nañ ñaaxarañ loo mais loolu beneen cas à part la xam naa ne d'ici demain dinaa ko gën a yaatal moom aéroport da waroon a tukki fa lañ ko jàppee indi ko fi nga xamante ni moom mooy kaso ba loolu dinaa ci gën a yaatal incha allah d'ici demain bu information yi gën a leer ci kàttanu suñu borom bi mais sama gars yi ñi ngi ciy dégg ñëpp boo dee xool tranche d'âge bi ay 21 ans ngay dégg 25 ans 26 ans 27 ans jàpp 30 ans ñi ci am 40 ans mooy ñi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo nekk nit yu célèbre yi et tout gars yi xaalis jarul yenn yi suma waa ji fii gis nga yàlla bi may Bill Gates ay milliards même yàlla boobu noonu moom moo la bind nit ki boo amee fulla gëm sa bopp nangoo liggéey wallaahi amul lenn lu nit di am loo mënta amal sa bopp loolu mënul nekk man foofu laa taxawee moo tax paris sportif yi bu ñu may contacter pour ma am xaalis bu gaaw ay millions yu taxaw ci lu gaaw foofu la gën a yombee ndax ay millions yu bari lañ ma proposé mais lu tax nanguwuma ko mooy man ku nekk ak sa choix mais man dama jàpp ni lépp lu sama diine di tere man bëgguma koo def ci li ma ci mën donte peut-être parfois ma am ay rëq-rëq yu ma def yooyu maag yàlla la yi nga xamante ni man maa koy def ak yàlla loolu maag yàlla danañ ko gérer mais man mënuma promouvoir loo xamante ni dama koy proposer ay jeunesse yooyu nga xamante ni dañ may déglu di ko def par rapport man à ma voix donc nit ki balaa ngay def dara seetal sa diggante ak yàlla ba xam boo jàkkaarloo woon ak moom di nga rus ou pas c'est important waaye. te le pire dans l'histoire mooy da ngay wax ay sénégalais naan la ah kii de ku baax la woon ay sénégalais naan la ah moom de nangam ak sangam dafa socialoon nangam ak sangam waxuma Pape Cheikh Diallo de
képp ku ñuy tudd ci mbir mii nii nga toog fa ba léegi c'est parce que force de l'ordre yi am na ñu dëgër lu ñu yor ci yow te yéen a ngi dégg 12 yi ñu njëkk a jàpp 12 yi ñu njëkk a jàpp mooy li ubbi dossier bi nee nañ 11 yëpp dañoo sida. vous imaginez l'heure est grave. li gën a yokk ci xar mi karaw nag te nee nañ arrestation yi ci semaine bii nii ñuy dugg xam naa ni koor gi moom dina saf-sàpp mais ci semaine gii ñuy dugg arrestation yi dina gën a bëri mais arrestation yi dafa gën a bett nit yi biñ jàppee journaliste bu mag boobu nekk ca RTS di Biga Ndiaye. journaliste RTS bi dama lay wax li ko dugal ci problème bi. Ibrahima Majib Seck. waaw bi nga xamante ne daa jóge woon Dakar daw. Mbuur ci académie bi papam moom. muy jàmbaar. mu toog fa di seetaan tournoi ñu ngi ko jàpp ban heure 22h. 20h lañu ko localisé. jàppal ni Majib boobee xam nga démb ne woon naa la jàppuñu ko ndaw ku mag lañ jàpp ndax menn moom moo la xamal ni la. ndaje bi ñu ngi ko doon defee kër Pape Cheikh Diallo. léegi jàppal ni téléphone boobee ñu gisoon ay vidéo acte contre nature. maanaam ñaari nit yu bokk sexe di sëy. jàppal ni téléphone boobee moo waxaat. téléphone Majib bee wax naka te ay conversation dox ci diggante Majib. ak kii di journaliste bi di Pape Biram xaw ma Pape Biram. dugg na. conversation ya maanaam message ante ga baat ak tontu ga ca amoon. waaw si boppam. conversation moo amoon. ci diggante bi. te nag conversation yi du n'importe quelle conversation. dañ ni la ces messages d'amour. message d'amour xam nga message daa bëri façon. tu ma manqué ci biir kon. ah j'étais ma nga ca. la ilaha illallah. message d'amour fii nii message d'amour xam nga message d'amour tamit dafa bëri façon. ndax mën ngaa message d'amour yaag sa papa. message d'amour yaag sa yaay maanaam amour bëggante googu dox ci seen diggante. comme ni ko sam papa di defee. amour fraternel rek waaw yëpp ngi ci biir. mais bii bokkut ak amour boobu bii amour maa la nopp maa la gën a nopp la. kii naan ko jantal nga. kii naan ko yaa ma gën a jantal. yooyu ci nekk. yaa ma nopp la mbir mi noppante la. yooyu ci nekk la même fi mu tollu tembe. loolu lañ seqoon. message d'amour la ñu wax SMS d'amour waaye leneen nit li libération xam le mooy journaliste bi du jigéen góor la. ah waaw ñoom ñoo ñëpp ay góor lañ. waaye góor bi bëgg bu bëgg góoram la maanaam góor bu bëgg moroomu góoram. Pape Biram. waaw une minute de. góor la ci mbir mi waaye ñoom ñaar ñii Majib ak moom conversation yi. Majib ba ca jigéen sax. comprendre lu ma la wax. libération moo ko wax de en tant que yoos. yoos mooy ku góor ki. mooy ku góor ki message d'amour en tant que yoos. le monde est foutu. dama xamul loo xam ne gisoo xar di ko def xar bu góor ak xar bu góor mosoo leen a gis ñuy seq dara de yéen a ko mos a gis mosul am fas ak fas bu góor mosoo leen ko gis mbott ak mbott bu góor mosoo leen ko gis jinax ak jinax bu góor mosoo leen ko gis keroog doon naa ko expliquer daan ne même ñaari tournevis boo ko jëlee boo ko teqalee nii ñaari tournevis yu jub benn du dugg boo jëlee écrou ak beneen écrou boo xamante ni bu pointu la boo visé day visé wu mais boo jëlee ñaari écrou yu rond def ko nii dañuy tappaloo duñ laalante donc même nature bi loolu moo tax sax ñu naan acte contre nature maanaam même nature bi sax adapté wul loolu noonu suñ borom misaal yi fépp la ko defee ñaari góor ak góor bon seen bonu bopp naan dañ koy séq te li ci gën a grave mooy yéen seetlu ngeen mbir yi bi mu jugee ba léegi ñu fiy tudd ñëpp ay turu jullit lañ de ay jullit quoi ñooni ñuy am ay tur yu sell ay Ibrahima nga ciy dégg ak Paaba ak Muhammad ak nangam ak sàngam ay turu jullit quoi ñoom la ñuy tudd ci mbir mi. maanaam góor ak góor quoi di message ante ku nekk naan sa moroomu góor damoo ak maa nangam sa kii bi dafa adduna bi soppeeku na de moo tax yéen xale yu jigéen yi maanaam bañ gu bëri gi ak foo jëlee sama numéro grand aw ma temps bàyyi leen ko yow mii dima seetaan ci nga bokk ku la doxaan nga ne ko dama am jëkkër te amoo sax waxaale dàq gi ngay bàyyi dàq gi ngay bàyyi balaa kenn bañ a ñëwati bàyyi dàq gi. si doole tamit brigade de recherche de Kër Massar moom nee na 3e vague dina am maanaam ci semaine bii ñu ñëw wala boog ci semaine yii ñuy ñëw dina bëri ay yeneen nit yoo xamante ni ñu am tur lañ fii nii ci réew mi yoo xam ne dinañ leen teg loxo loolu moo tax fi mu toll nii ñi ngi ratisser large même am na ñoo xamante ni njot nañ ni seen tur mi ngi ci yëf yi ñu ngi jéem a gaawantu pour jéem a xool nuñ génnee réew mi mais boucler leen périmètre bi ku ci bokk na fanaa ni nu ngu sin yow. Mollah Morgun mi nga xamante ni bokk na si ñi xeexal régime bi ak bokk na ci ñi nga xamante ni convaincre nañ ay nit yu bëri pour que ñu rejoindre cause bii nii moom nee na jamono jii nii bët bii lay xoolee état wu Sénégal. Macky Sall porté wul sax loolu Macky Sall porté wu ko woon comme ñii porté wuñ ko mais dama ne loolu Sonko moo ko politiqué
dige bor la ñàkk ko def wor la kon ñoom lu ñu def dañoo wor askan wi ci question wu homosexualité nit boo waxee dara da nga koy jëfe même buñ lay rey da nga koy jëfe loolu moo tax nit yi di am confiance ci politique ak ci politiciens yi ne bu ñu waxee dañuy jëf mais politicien bu la wax moo émerveille bu toogee day mel ni dañoo dagg bopp bi teg fa beneen bopp lépp lu mu la wax du ko def moo tax ñu naan la waxi politicien comme glace buy génn di seey loolu la Gaston wax et ça se voit koo yaakaar mu tas sa yaakaar ku la wax dara nga foog ne bu ñëwee def ko bu toogee fàtte. waatim kesa mbirum criminalisation góor jigéen bi foog naa ni indi woon naa ci ay leeral par rapport ak réserve bi nga xamante ni Ousmane Sonko defoon na ko ak loi bi nga xamante ni ànd sàmm jikko yi defoon nañ ko foog naa ni defoon naa ci benn vidéo pour gën a leeral donc du ma yokkaat ci vidéo bi nii karaw pour mbir yi di gën a yaatu wante criminalisation bi moom wax dëgg fa yàlla jamono jii nii c'est imminente donte nag war nañ ko encadrer parce que lan moo tax ñu war ko encadrer mais am na ay nit yoo xamante ni bu fekkee lii nii nee nañ dañ koy criminaliser te amul encadrement bi ci war nit dina romb ab archi neexu ko mu ne ab góor jigéen la booy ñëw dalandoo ci kawam dóor ko ba muy bëgg a dee te fekk ne du góor jigéen. nit suñ borom def mu am ay hormones yoo xamante ni c'est des hormones féminines gars yi ñi ko ab góor jigéen la fekk ni nekkul ab góor jigéen. adduna bi suñ borom ni mu bindee alam bi dafa yéeme de ku nekk ak lim la defaree ku nekk ak lim def si yow donc mbir mi nii balaa ñu koy voter di ko criminaliser très sérieusement quoi dañ ko war a étudier xool ko xoolaat ko bu baax a baax. balaa ñuy voter mbirum criminalisation bi donte nag lu ñu war a criminaliser la daar parce que fi mu toll nii c'est une demande nationale ma leen di ñaan vidéo bi nga xamante ni maa ngi koy waaj a teg te Ahmed Aïdara wax ko képp koo xamante ni yam nga ci nga yor Samsung iPhone ak nga yor sa télé ak loo mënti yore capture ko nga enregistré vidéo bi nga partagé ko fépp foo ko mën a partagé. parce que jamono ji nii góor jigéen ñi lii mooy stratégie bi ñu teg pour wàll le maximum de sénégalais possible. man ki ma doon waxal contraire bi la wax. Ah oui, il a dit quoi? ñoom ñoo ko tey di tasaare jàngoro bi demandez-moi le pourquoi. parce que boo xasee ba jàngoro bi dugg ci yow cercle bi dootoo ko mën a dootoo ko génnati. parce que boo ko xasee ba génn alaaji da ngay isolé wu. maanaam boo xasee ba ñam ak ngóor jigéen. waaw boo amul sida. bu fexe ba rëcc dootu ci tukkaat. gars yi mën nañ la récupérer waat yow tant que amoo jàngoro ji rek. waaw tu es récupérable. mais boo xasee ba am jàngoro ji garab yi naam gratuité la. waaw mais assistance sociale maanaam. psychologique. merci nga am ay nit ñooy waxtaanal nga am benn milieu boo xam ne yaa ngi continuer say activités et cetera léegi yow. tu deviens irrécupérable parce que société bi tim ñu boddi la. waaw surtout les fois da nga am sida. waaw ñu ne dee waaye ñu ne ci ngóor jigéen gi la jóge. pour yow ñu réinsérer la. intégrer la. merci. léegi nag tànk boo amee sida nag jafe-jafe yooyu. yow tu préfères toog foo xam ni non seulement yaa ngi dund. waaw la la ñële di bañal yëpp ñii ngi la ko bañal. démb ki ma doon waxtaanee loolu la ma doon expliquer. loolu c'est bien sûr Ahmed loolu mën na nekk benn. stratégie wu lobby bi la sax. non man je suis d'accord. c'est là. je suis d'accord. dans un autre milieu. je suis d'accord. di gën a yàq insecte bi. ñii dañ bon bilaay ñi waruñu leen a sax tëj ci kaso yi dañ leen a war a rey te Sénégal dañoo waroon di nekk di appliquer donte on est dans un pays laïque et tout bilaay dañu waroon di appliquer maanaam charte yi nga xamante ni islam mi ngi koy teg ay ku sàcc ñu dagg sa loxo d'ailleurs instant bi mbirum sàcc yi bëri na maa ngi ciy waaj benn vidéo spéciale boo xamante ni maa ngi koy préparé incha allah bu jàppandee dinaa ko dugal mais mbirum sàcc yi bu ñu defoon comme li Alxuraan wax wa saariqatu faqtahu aydiyahuma nangam ak sangam képp koo xamante ni sàcc nga dagg sa loxo ku ñu jàpp ci mbirum góor jigéen ñu certifié dëggantaan yow mii mbirum góor jigéen comme ni mu amee ci kaaw mbirum Pape Cheikh Diallo bii nii parce que fi mu toll nii enquêteurs yi ay téléphone lañ yore téléphone yi ñu gis ci ay vidéo yoo xamante ni ay góor a góor ñoo koy séq ay message yu ay nit ak nit xam nga loolu moom leer mënu koo weesu leer mënul weesu loolu mais li gën a compliqué mbir yi mooy loi wu Sénégal daf ni buñ la jàppee ca acte contre nature fekk la ak preuve xam nga ñii nii ñëpp kenn jàpp leen ñuy sëy wax dëgg fa yàlla donc mbir yi dafa compliqué quoi mais ñii nii dañ leen a war a rey waruñu leen a sax bàyyi ci kaso yi ñuy wàll ñeneen wala ñu leen di bàyyi ñu tëdd ci ba seen peine jeex ñuy génn naan dañuy jaxasoo waat ak nit yi dañu war a dee une bonne fois pour toutes ñëpp fàtte leen donc sama gars yi maximum de partage pour cette vidéo bu leen fàtte aimer la vidéo au maximum partagez leen ko ba mbir yi gën a yaatu commentaire yi aussi pour yéen la bon Ramadan à tous la famille que ça.